asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fu ngeen tolloo waaw Cheikh baa ngi nii du leen jox loxo de yéen a ngi fàttaliku fii bii moo xew actuellement ba keroog mbas mi di jóge Sénégal boobu leen di jox di leen nuyu fu ngeen toll di leen sargal di leen yónnee respect bu mu am ci yéen di leen sant di leen gërëm ci déglu bu ngeen ñuy déglu ci confiance bu ngeen ñuy jox ba lu ñu leen wax ngeen dégg ko di lire seen ay commentaire muy commentaire yu rafet loolu lan lay signifier lan lay firi ci ñun mooy que lañ leen di wax yéen a ngi koy dégg yéen a ñuy bàyyi xel xam ne ñun nekk ñu fii di wax loo xam ne amul wala ñuy sosal ay nit wala ñuy fenal ay nit wala ñuy dëkkal nit fu mu dëkkul déedéet dëgg moom la suñ borom bëgg dëgg googu ci lañ juddoo yaroo ca màgge ca fas yéene ci génn àdduna yàlla na yeex voilà démb gis ngeen sama vidéo tegal naa leen gis naa ni ngeen ko apprécier ñu ngi kon di ko seetaan gis naa message yi ma ci yónnee yéen ñëpp rafetlu gi ngeen ko rafetlu ak dëgg ca teg man nee naa leen ñi ngi ne ci opposition muy Ousmane Sonko moom ngeen dégg ma di wax ci moom lu ci bare du ni ma leen ko waxee du lu ma ko jàppal du lu ma ko meree du dara waaw mais opposant la bu ma sañoon opposition daf koy doxal na mu ko war a doxale waaw jëmee ko ci état bee jëmee ko ci ki nga xam ne si moom la yàlla dogal Sénégal mu yor ko di sa président yow muy xool mu neex la ak mu naqari la di sama président di président wu Ousmane Sonko moom waaw boo leen gisee vidéo bu mel ne bu dem bi mooy di ko won rek que ne bu ñu lay critiquer nangu ko ak ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci réseaux sociaux yeeg ñi nga xam ne si ñooy ay supporteram ñoo koy voteel ñoom ñooy ànd ak moom ñu nangu ko ne buñ koy critiquer nañ ko jëlee en mode positif parce que loolu mooy lu am solo loolu mooy liy jariñ candidat bi loolu moom mooy jariñ l'homme voilà te xam ne waxuñu dara ci moom ngir bañ guñ ko bañ ndax koo xamul mënoo koo bañ koo séqalool moom dara mënoo koo am yéene lu bon déedéet waaye tamit nañuy waxante dëgg waaw mënuñu nag toog fii di dégg koo xam ne si benn expérience bi amu ko mu jël waxi kesem ne moom rek moo set moom rek moo clean ñeneen ñi dañoo tilim ñeneen ñi ay sàcc lañ ñeneen ñi lii lañ ñeneen kenn ku ne lu ko neex mu jóg teg ci kaw deru doomu aadama yooyu ñu toog di ko seetaan te xam lan mooy dëgg bi waaw parce que fii lépp lu fi waay di wax xamal ne réseaux sociaux dañoo exister information dafa exister Sénégal ak àdduna dañoo romb foo xam ne nit mën nga ñëw wax lu la neex ci doomu aadama dafa ne loolu day jàll déedéet parce que am na ñoo xam ne mën nañ jëli ay information tegal la yoo xam ne dana weddi loolu nga waxoon def naa ne képp koo xam ne daj nga ne kilifa nga da nga am ambition jiite am réew looy wax danga ko war a étudier parce que xam ne waxu ay dof waaw am na sénégalais yi ñoo xam ne duñ suivre information duñ suivre évolution yenn yi amuñu yenn du xeeb nit ki mais amuñu yenn degré d'information yi mais da ngay xam ne ñi lay seetaan bu dee yow da ngay exposer sa bopp ci àdduna bi mi ngi mel ne man mi lu may wax ay doomu aadama yi jox ñoo may déglu donc lépp loo xam war naa ñëw di ko génne di ko wax dafa war a nekk loo xam dama ko gëstu xam ko mu leer ma nga xam ne kenn du ñëw ne ma sëñ bi yaa fi waxoon lii waaye lii kat nii la demee ak nee loolu dafa naa gor su nekk war na ko moytu asuma nag koo xam ne am nga ambition naan yow da nga bëgg a nekk président de la République du Sénégal ok donc ba nga nekkee ca sa kër yéen ñi ne seeni kër kenn ñëwul dégg ñu leen di xas wala ñu leen di contredire wala ñuy weddi wala ñu leen di tegal parce que amu leen ambition ba Ousmane Sonko am donc bu ñuy dóor Ousmane Sonko c'est pas parce que suñu ay ennemi la non c'est pas ça wala sama kaaman du loolu mais nag duñ mën a nangu nag pour wut lu ko avancé mu àgg fee tax mu wax loo xam ne amut tegu ko fenn
pour rek ñëpp noppi ne pat moom rek mooy ku juste mooy ku jub mooy ku sérieux mooy ñeneen ñi compté wuñ dara kooku duñ ko nangul la déedéet kooku na ci bàyyi xel yéen ñi ànd ak moom tam na ngeen ci bàyyi xel voilà te lépp lu mu fi wax lépp loo leen fi wax te du dëgg daañ ñëw ñu weddi ko ñu tegal leen dëgg yi man xam ngeen lu may def toujours damay ñëw ma tegal leen ay preuve lu ma leen tegal démb sama vidéo bee dama leen tegal loo xam ne ay fee la waaw tegal leen ay nit yoo xam ne dañ ko accusé donc def naa ne nit ku dem ba ci télévision nationale dans ce cas mun naa leen jox benn Maître El Hadji Diouf loolu mu wax ci télévision nationale la ko waxee bu fekkee nu dëgg na ko Ousmane Sonko yóbbu ca fa mbaxane nekk benn muy tribunal mais du ko def parce que bu ko defee kenn dina ñëw teg preuve yi te preuve yi day gën a grave ci moom donc lépp lu muy wax rek na ci sóoraale ne am na ñoo xam ne ànduñoo moom ci loolu ndax xam nañ luy dëgg ga dañuy ñëw ñu tegal leen ko yéen ñi nga xam ne lëre nañ leen xamu leen woon bagage yi ñu demee ñëw tegal leen vérité donc il faut tamit ngeen bañ a mere doomu aadama yi seen saaga yooyu ngeen yor bala ngeen di saaga doomu aadama dem leen ngeen analyser li nga xam ne si wax nañ ko ci seen candidat boobu ci seen nit ki nga xam yéen a ko gëm justement parce que kenn ku ne am na foo féete voilà yonent bi nga xam ne mooy ngën ji mbindeef sax am na ñoo xam boo tuddee turam fii ñu teg ca lu ñaaw suñ sëriñ seena ci Sénégal yéen a ngi dégg ci réseaux sociaux yi am na ñoo xam ne ña ngay def lu ñaaw ci seeni wax di leen saaga di wax lu ñaaw di merloo képp koo xam ne am nga sa gëm-gëm yooyu yëpp réseaux sociaux yi da ko waral donc fii amul lu fi nit di may kenn dara kenn ku ne am nga sa possibilité nga wax am nga possibilité bii ma am ñëw jàkkaarloog yéen di wax kenn ku ne ci yéen am na ko waaye nañ fexe ba di ko utiliser ci lu am njariñ loo xam dana jàngal nit ñi voilà bis bu ñuy corriger ku mel ne Ousmane Sonko ay moroomam ngeen xam ne yow mii xamul woon lii ci moom gis ko sopp ko ngir yàlla parce que nit day gis mu sopp waaye bu ñu lay yee ci nit ko tamit nga utiliser sa xel mi nga def sa calcul 2 plus 2 égale 4 voilà mais pas 2 plus 2 égale 3 parce que 3 laa bëgg a gëm rek 3 moo am déedéet Sénégal du lu ñuy fooye Sénégal nekk fa président am na expérience boo xam ne da nga ko war a am na passage yoo xam ne si ni ma leen ko expliquer dem ba du ma ca delluwaat il faut que tam nga am ay jaar-jaar quoi pour que mën a am benn maturation bi am benn formation politique bi pour que mën a gérer réew waaw dégg ngeen fii ñu mel ne ñi may xas sa xas bu ñaaw bu may wax ay baadoo la ñu mel ne ay Ousmane Tounkara gaa yooyu bañ boo xam ne bañ nañ ko ki nga xam ne si moom la yàlla dogal muy El Hadji Macky Sall mu toog ci réew mi tax na muy ñëw doomu aadama yi leen seetaan ñu leen di gëmal seen haine personnelle bu ñu am envers la personne ndax lañ bëggoon ci moom amuñu ko tax ñu ñëw di xas di yàq der du matin au soir amuñu liggéey suba ak ngoon lu ñuy xalaat bis bu nekk depuis 3 ans 4 ans loo leen dégg boo déggee benn vidéo dégg nga seen 100 vidéo les mêmes choses attaqué ki nga xam ne si baayam lii la woon gardien la woon ak yaayam da doon jaay gerte caaf mais yéen xam ngeen ne wolof yéen ay sénégalais ngeen comme ñun ñi xam nga ne kenn ku nekk dañ ne la wolof daf ne la liggéeyu ndey añub doom ki ñëw taxaw naan la président bi baayam gardien la woon yaayam da doon jaay gerte caaf te tey jii di la wax ne la même personne dama lay wax ku mel ne Tounkara exemple sama papa diamantaire la woon bu tayee mu wax leen ne diamante bu subaa mu ne papam cultivateur la woon yooyu yëpp bu ko neexee na ko wax bu neexee ne papam commerçant la woon bu ko neexee na lu ne mais lan mooy ndayu nga jël di ma defal accent ci kii baayam gardien la woon yaayam da doon jaay gerte caaf te tey kooku nga xam ne si li ma lay wax liggéeyu ndey añub doom gis nga gerte caaf boobu yaayam doon jaay baayam gardien boobu mu nekkoon tax na tey moom mi baayam muy wane ci réseaux sociaux yi naan baayam Richard la woon tey jii doomi gardien boobu doomi soxna soo doon jaay gerte caaf moo yilif baayam milliardaire boobu yilif ko moom yilif lépp lu tax ci ak génération donc nañuy xam nu ñuy waxe ci réseaux sociaux yi
yàq ay der ak bañ nit ki warut a tax nga am len looy di jël yenn expression yi ñëw di ko utiliser fii c'est pas gentil du lu baax du lu rafet du yóbbu kenn fenn waaw kii di El Hadji Macky Sall bu doon baayam gardien la woon du xas yaayam da doon jaay gerte caaf du xas ëllëg du mës a dégg ñu sa baay sàcc la woon sa baay assassin la woon loolu moo doon xas wax waaye sa baay nit ku simple la woon tey jii yàlla fay leen ba yëkkati seen doom mu yilif Sénégal yépp yilif doom yi bàyyi waa jooju naan milliardaire la woon ak yu kenn xamut ci yoo xam ne ay kàcc yi kese la du benn démonstration du dara loo xam def nañ ko waaye ki nga xam ne baayam gardien la woon je le répète yaayam doon jaay gerte caaf lam def ca Sénégal moom laa ñëw tey ji bëgg leen ko won bëgg leen wax kan mooy président bi ngeen yor kan moo jiite Sénégal bu leen neexee duma sonn ci leen wax moo may fay ak yépp kooku seen xalaat la et je m'en fous no me ne frega niente ni ko italien yi wax no me ne frega nulla niente ci loolu leen di xalaat mais dëgg bu jotee dañ ko war di wax nit ki bu defee lu baax wolof dafa am wax bu wax am solo bu mu wax mu ne gi nga wax sa mbaaxu morom amul dara lu mu yàq sa mbaax gis nga nit ki muy def di jëf danga ci ànd doo ci ànd waaye saa su defee lu baax encouragé ko génnal xolu nit ku baax ndax doomu aadama nga jëlal lu baax loolu nga reconnaître ko loo ko bañ nangul ko lëg loo ko bañ nangul ko mën a daw ak nopp yu gudd parce que sinon boo waxee contraire bi rek say wax nit ñi dañ koy calculer waat di ko xalaataat donc nañ ko nangul li nga xam ne def na ko muy lu baax lu tax lépp lu Macky Sall def muy lu baax ngeen sëkk ko lu tax da ngeen di jël toujours lu bon di ko fa teg coronavirus bi nga xam moo lëmbe àdduna bi Europe bi xam nga man ñëwoon naa di leen defal bis bu nekk mu ñëw di leen wax ci coronavirus bi nan la doon évoluer ci Italie tey jii gis nga titre boobu ñu jox Sénégal ñu bare naan xaw ma nañ ko lijjanteeg dugg na xoolal sénégalais bon gëm bon ñoom buñ sañoon tey genn wàllu Sénégal dañuy dee bis bu nekk ca coronavirus pour rek bañ guñ bañ waa ji yor réew ma à tel point que buñ ci àdduna bi yépp muy Amérique di Asie di Europe fu nekk ñu reconnaître Macky Sall reconnaître état Sénégal que ne ñoom gérer nañ coronavirus bi gestion boo xam ne si deuxième ci àdduna bi réew yépp laa Europe Asie ak fu mën a doon waaw tey jii lu mel noonu lañ jox titre bu mel noonu Italie yii ci Europe bi ñu nekk ñu ne Italie ni mu ko gérer te muy dëgg ñun ñi fi dëgg man mi ko doon dinañ ko toppal chaque jour ma doon ci def vidéo di leen wax ñaata mort ñaata cas et tout defal naa ko fi lu mat 2 mois toppal leen ko ba keroog cas yi wàcc totalement ci laa dog a bàyyi loolu donc yaakaar naa ne am naa faculté mën leen ci wax te lu ma leen ci wax mën ngeen ko war a gëm tey jii ci Europe muy Espagne bi France bi ñu wër Angleterre ak yëpp xool nañ ba affaire yi tas ñu ne Italie vraiment ni mu ko gérer benn pays géré wu ko dañ koy jël comme exemple yàlla mi dara tawul def Sénégal Macky Sall ak gouvernement ak ministre de la santé ñoom ñu gérer à tel point coronavirus bi foofu doo dégg mukk ñu lay wax ci lu mel noonu ñu koy def ci ay débat wala ay yu mel ne Sonko moom nga génn mu ñëw di ko reconnaître au moins point boobu parce que nga nangul sa waay nangul doomu aadama loo xam ne dëgg la kooku day gën a yëkkati sa martaba te loolu la xamul waaw au lieu nga ñëw di yàq der ñëwal nga nangul ko loo xam ne vraiment ci gestion def na ko muy lu baax kooku dana encourager doomu aadama ji dana tax mu gën a góorgóorlu waaw
waaye dañ koy xam léegi ñoom ña ngi ko defal ñooy wut justification au niveau international ñu wax ko ci téléjournal yi ne ci àdduna bi yépp dafa nga ne Macky Sall am na pouvoir jënd réew àdduna yépp pour ñu koy waxal loolu ci Sénégal déedéet mais non ñi ci ne ci àll bi wedduñ ko mais un sénégalais comme lui moom mooy taxaw naan non dañ leen a jënd ak dañ leen a lii seen affaire baadoo la yooyu waaw ndax lañ bëggoon amul waaw sénégalais yi dee ci coronavirus ñu mën ko am luñ ko accuser en plus te xamuñu seen mbokk mën a dee ca loola di leen réfléchir bala ngeen di def yenn yi bala ngeen di xalaat yenn yi waaw bul bañ nit ki bu ngeen jëlee njiitu réew ngeen teg ko parce que mu géré la waaw inondation bi ngeen di wax muy fu ne ci àdduna bi waaw démb wax naa ko réew mii ñu nekk canalisation bu doon lool rek ñoom war ñoo am problème yooyu mais canal yooyu am na taw boo xam ne bu ko yàlla suñu borom wàccee day dem ba fees dal ndox mi day ñëw ba oto yi di tëmb waaw ci Europe ci Asie ci Amérique nga ne ma Sénégal ñoom ñoo dem zone boo xam ne si kenn waru faa tabax ñu tabax simple sëkkuñu ko sax sëkk bu taxawal fa sa kër loolu am tey ngeen ñëw bàyyi coronavirus bu ñu leen gérer bu baax et tout ne da ngeen di ñëw par force on doit détruire l'homme voilà su jógee dem ca baykat ya ñu ne lu tax mu dem fa ay ministre am waroon nañ faa mën a dem du moom jabaram yor fondation bu jëlee di dimbali population ba ñu ne non day ngistal mais Sénégal lan ngeen bëgg qu'est-ce que vous voulez liñ naan folli lañ gën a mën ko fal mooy loolu voilà Sonko mi ngeen di yëkkati tey di ko teg ci kaw nit yi te man wax naa ko sama position du changer waaw bis bu toogee ca palais be damay xam ne lu yàlla dogal la waaye du lu ma gënal tam ña koy yóbbu ca palais ba du ma ca bokk kooku da pour a leer voilà du expérience ba du dara su tey jii toogoon ak coronavirus bi ñu yor ak problème mu inondation yooyu koo xam ne amul benn expérience ñu déggoon ca palais be billaahi ci ngeen di sonn waaw da ngeen xam lan mooy Barcelone war a Barsaq kii ñëw di leen promettre naan la Sénégal dootul am ay découpé xale yi ñëpp dañuy am occupation kenn ku nekk ay wax a yomb waay jëfa-jafe du ma sonn ci loolu te lii di ngeen gis septembre 2020 laa koy wax yàlla da moo am mën-mënam yàlla moo mën yàlla mooy def yàlla mooy dindi waaye kii leen wax danaa leen génne ci franc CFA maay génne tubaab yi maay def lii lu ne mu promettre leen ko li ci des rek mu manqué mooy bis bu leen dee mu yóbbu leen aljana mu garanti leen ko ci ay wax te bu neexoon bu ko neexoon mën na ko ci dolli sax quoi parce que loolu rek moo ci des garanti la yéen ñi ne leen bu leen dee man Ousmane Sonko man maa leen di yóbbu waaye jaxanama xamu leen fu mu féete aljana laan di yóbbu c'est très facile kenn ku ne nga ñëw gëm ko voilà mais seen bët yi dama ba ngeen ubbi ko xool lan mooy réalité xam ne feebar bi dafa am économie mondiale bi en crise ñi leen di wax ay Sénégal dañuy am ay dettes Amérique ba mooy première puissance mondiale detam moo rëy moo gën a rëy ci dette buy am ci àdduna Italie bi ma nekk comité européen bi ñu ngi leen di préparer 209 milliards d'euros yu ñu leen di lebal waaw même discussion bi la ñuy wax fii ñu ne ci opposition bi loolu son koy wax la ñuy wax dañuy leb suñu ay doom ñoo koy fay nangam dugg na fi génn feebar bi déparaat na France Allemagne Espagne xamuñu fu ñu nekk waaw buñ delluwaatee ba tëjaat lépp économie bi day dee complètement di leen réfléchir di leen xalaat toog ca opposition ba di wax dafa yomb waaye ka yàlla teg ca nguur ga ba mbir mi di jafe instant bi kooka da ngeen ko war di jàppale ñoom ñee buñ doon ay gor duñ utiliser loolu politiquement mais dañuy ñëw jël seen support politique ñu jox ko ki nga xam ne si moom la yàlla teg ci réew mi muy son excellence le président Macky Sall voilà jàppale ko
mais pas def seen affaire kaymaa yooyu di utiliser seen sale truc yooyu nga xam ne boo leen yër réew mi mu newoon seen ay loxo tey billaahi daañ jël ñoom ñooy génn daw ca palais ba ñooy dawal seen bopp bala ngeen leen fay génne ñoom voilà donc nit ki bu ñëwee di leen gérer loolu li leen ñii di wax teg leen fële te xam ne duñ tos déglu leen ñii ñoo leen di génne ci crise boobu voilà Sénégal am na loo xam ne réew yi amuñu ko gestion buñ ko nangul au niveau international ci feebar boobu ngeen di fooye ñi naan am na ak amul billaahi da ngeen nekkul ci réew yi dem leen ci Amérique gee waaw plus de 200 000 morts Europe duñ la wax nu mu demee lan la ñuy dund actuellement duñ leen ko wax te kenn amagu ci dara lu la wóor donc yeewu leen bàyyi leen bu Macky Sall génnee dem di dégg nit ñi di wax xam nu muy gérer wut nu mu leen ci génnee ngeen déglu ku mel na ay Ousmane Sonko mu génn ay contre discours am di yomb pour rek jële ko fa ñëw toog fa moom te amul solution ba yeewul leen sénégalais fii du ay question ay saaga seeni ñàkk fayda yi muy def moo gaayam yii ne fii ku wax ñu saaga la ku wax ñu def mais loolu yorul am réew nekk leen doomu aadama nekk leen nit voilà buñ jógee ci loolu ñi nga xam ne ñoo nekk ca APR nekk ca wetu président ba duma leen wax dara man nee naa leen man je suis pas membre de l'APR parce que boo leen gisee ma wax ko awma dara ak waa APR mais ku nekk membre da yor carte APR man yoruma carte APR looloo tax man leen nekkuma APR man je suis maquiste, je supporte l'homme Macky Sall gëm ko tey gëm ko suba ci liggéeyam ci xalaatam ci xelam ci expérience am man looloo ma doy ci moom moo tax dégluwuma kenn du parti politique du dara c'est l'homme que je supporte voilà dama bëgg nag tegal leen lii nga xam ne kii mooy Amadou Ba le ministre des affaires étrangères lu mu wax waa APR yooyu ngeen dégg ko ñi ko déggul woon ma tegal leen ko ngeen dégg ko ngeen jànge ci xam lan la Macky Sall représenté ci yéen may doog a ñëw nag wax leen kan mooy Macky Sall selon moi ak selon vision boo xam ne am nañ ko ci moom muy vision bu mu am ci moom ak ñépp ñoo xam ne am nañ yaakaar ci moom vision bu ñu am déglu leen fii Amadou Ba le ministre des affaires étrangères après mu ñëw peace. bu ñuy organiser dara je dois m'assurer que képp koo xam ne responsable nga ci biir Parcelles Assainies wax nañ la ko mais mieux dox nañ ci pour que nga teewee ko parce que liñ fiy wax liñ fiy def lépp lu neex parti bi la lépp lu baax ci parti bi la lépp lu neex président Macky Sall xamuñu Sénégal dañu am chance bu rëy te xamuñu ko te plus adduna di dox plus ñun ñëpp ñu war a seetaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax gis nga ko mel ni président Macky Sall yàlla mooy def lu ko neex ci nit mais chance la pour Sénégal et pour Afrique démb maag moom ñu nekkoon Bissau jëm kon xam ngeen ni au moins sur le plan international am na loo mën nettali bu ñu xamoon tey fi àdduna bi toll risques yi nga xam ni wër nañ ñu nga xam ni lii ñu bëgg nii mën ko def ci toog di waxtaan te amuñu benn tiitaange la seule exigence mooy dañuy sol suñuy masque mais bu ñu xamoon li nga xam ne dafa wër fii grand Mamadou Faye bu ñu ko xamoon dëgg dañuy gën a jàppale président Macky Sall bu ngeen xoolee réew yi ñu wër yëpp ñu bokk ak ñoom frontière à part benn yi ci des yëpp dañoo am ay jafe-jafe bu ngeen xoolee réew yi nga xam ne dañoo dend ak ñoom bokkuñu frontière waaye bokk nañu espace xam nga ministre des affaires étrangères rek loolu laa fa jàng bu ngay mooy tuddi tudd xam ni
Afrique mi ngi jëm ci ay jafe-jafe te feebar bi dugg ci àdduna bi wàññeeku na Sénégal lool yàlla na fi jeex te du yàgg waaye xam ngeen ni jeexagul ci àdduna bi kon lépp loo xam ne ñu ngi ko doon moytu démb ak barki démb tey lañ ko war a gën a moytu loolu benn la ci anam yi tax ñu war a jàppale président Macky Sall et je suis prêt à faire une conférence sur ça. beneen bi voilà mi ngi defe naa ne ñi xool naan ay ambition dugg na fi génn la bëgg a remplacer ñi nga xam ne si tey jii defuñu seen liggéey bu baax ñu dàq leen ci gouvernement wu Macky Sall ñu ne bon 3e mandat la ñu wax affaire yooyu non discours bi du foofu ban je vous le répète waaw Macky Sall la muy dàqee nit du dafa wax ci télévision wala ci journaux yii ñuy taxaw bind ne Macky Sall day wut 3e mandat kooku dàqul déedéet kooku day dafa nekk lu yomb loo xam ne képp kuñ génnee rek pour jaxase ko ak masse populaire bi jaxase ko ak population bi da nga naan non ku fi tudd 3e mandat Macky Sall dàqale non lañ la dàq yaa deful sa liggéey bu baax waaw Moussa Diop moom yoroon dem dikk moo ci mucc voilà loolu dafa yomb na ngeen bàyyi yooyu liggéey leen président jox liggéey leen sénégalais yi bu leen ko deful Macky Sall takkal leen seen ay bagages lay def dàq seen maam kooku dafa war leer ay 3e mandat yi 4e mandat nañ dem ba 2024 ñu doog ci wax bàyyi leen yooyu ngeen di jël di ko def ay excuse ok waa APR déglu leen lii nga xam dégg ngeen li nga xam ne si Amadou Ba wax na leen ko voilà ambition na ku ne mën ko am moom mi bu ko neexoon tey mu nekk suba mu am ambition nekk président Sénégal kan moo ko mën a dindi wala keneen ak kii que ce soit c'est où le problème Macky Sall 2024 bu ko neexoon mu jël Amadou Ba mii wala keneen ku ko neex ne ko xoolal yaay candidat wu APR yooyu yaa fiy toog man je vais me reposer par 5 ans 2029 laay ñëwaat jëlaat réew mi kan moo ko mën a dindi ñun ñëpp dañ koy jàppale ci loolu donc na ngeen nekk nit normal affaire dof yi ñu leen di gëmloo ay ku fi wax 3e mandat Macky Sall dàq la yooyu na ngeen ko jël ngeen teg ko fële voilà loolu nag buñ ci jógee ñu ñëwaat ci li nga xam ne mooy un président de la République mooy kan selon poète bi selon moi selon sénégalais boo xam ne si vrai sénégalais nga nangu dëgg nekk nitu dëgg gëm dëgg déglul lii kii mooy le président Macky Sall déglu leen ko après mooy doog a ñëw am nag conseil bu ma ko jox parce que man day damay ànd ak nit ki waaye nee naa la su may ànd ak moom ànduma moom ci alal ci ngëm-ngëm lay ànd ak moom ngëm-ngëm nag boo koy ànd ak moom nit ki booy xaritam di ko wax dëgg suñ ko taggee fii ba noppi parce que dañ koo tagg boo xam moo doon bind man poème boobu nii laa koy bindee nii nga ko waxee ngeen war ko gis benn instant loolu laa doon bind ci moom bu ma paree nag am leneen lu ma ko jox am yeneen signalation yoo xam dama koy def ndax xam naa ak mbaaxam xam naa mbaaxu jabaram xool leen kan mooy Macky Sall après ñu del si pees. Entreprise sublime, don de soi total au service de l'idéal, quête de dépassement et d'absolu qui fait d'une vie humaine prédestinée une aventure plus merveilleuse que la découverte d'un monde et plus exaltante que la conquête d'un royaume. Je te salue, ô président du Sénégal éternel. Je te salue, ô homme d'honneur et de foi, homme serein, homme de confiance, homme de dignité, qui donne le moral à ceux qui sont dans le doute et dans la nuit des angoisses. Quand tu parles, ô président, le paysan sous le soleil d'aplomb redouble d'efforts. Ta parole lui est ombrage, car elle apaise les cœurs et donne aux sentiments la force du temps. Le Sénégal, bercé par la grâce de ta voix, s'endort tout heureux d'avoir entendu la voix qui rassure, la voix qui recharge d'espoir les victimes du désespoir. Tu es la graine d'espoir et d'humus où germe la promesse des semences, à l'aube de la saison de labeur neuve de prière bénie,
arrosant en abondance les champs de bonheur. Si le baobab tient par la qualité de sa sève, tu tiens, ô président, par la qualité de ton savoir, par la pertinence de tes réflexions qui émeuvent la sensibilité et ravissent l'imagination. Tu es la lance protectrice qui résiste aux assauts répétés de l'érosion, la lance inoxydable qui fait fuir les agresseurs de ton peuple, dont tu es l'un des plus sûrs remparts. Héritier des héros d'hier, tu es la lumière qui éclaire les chemins, le pain qui nourrit les affamés, le terreau sur lequel germe l'espoir infini d'une vie meilleure. Toi, le rempart infranchissable contre la haine et la violence, protège-nous contre les maux destructeurs qui gangrènent l'existence des sans-voix, meurtris dans leur chair et dans leur sang. Tu parles pour que l'on tienne compte des valeurs et vertus pérennes de ton peuple. Tu parles pour que ton peuple fier et altier apparaisse au fronton du monde comme la royale étoile filante qui irradie souverainement l'univers. Tu parles pour que ton peuple mange à sa faim. Tu parles pour que l'injustice disparaisse de ta vue. Tu parles pour que ton peuple toujours rayonnant dispose pleinement des fruits de son labeur. Ta parole a un goût de lait maternel pour les affamés de tous bords, de toute race, de toute condition. Elle pénètre les cœurs les plus hermétiques. Elle donne aux sentiments la force du temps. Ta parole est comme du miel dans la bouche d'un enfant en pleurs. Elle est un fortifiant efficace pour le malade, un soulagement à nul autre pareil pour l'âme qui divague. Le président Macky Sall est profondément nationaliste en raison de son riche héritage culturel. Il est pénétré du sens de l'État en se dévouant corps et âme à sa haute mission. Le Sénégal, tel qu'il est aujourd'hui, porte l'empreinte indélébile de ses filles et fils dont les hauts faits de gloire sont incrustés dans les mémoires collectives. La vie et l'œuvre du président Macky Sall sont un foyer ardent à partir duquel on peut construire une alternative de progrès, de justice et de développement. Elles permettent également de comprendre la centralité qu'il confère à l'éthique et à la morale. Cet homme destin regarde l'avenir avec confiance et sérénité, mais aussi avec gravité, en raison de son attachement aux racines de la terre première et à ses valeurs pérennes. Témoin de son temps, leader d'opinions incontournables et panafricaniste intransigeant, le président Macky Sall a offert à son peuple et à l'Afrique les plus grandes victoires, celles qui restituent à l'homme sa dignité. Les belles réussites de sa politique dans tous les domaines sont autant d'indicateurs fiables qui annoncent sans détour le bel avenir du Sénégal, terre d'espoir et de splendeur, et carrefour pacifique des civilisations fondatrices de fraternité. Demain, quand vous serez courbés par l'âge et marcherez à l'aide d'un bâton, quand les enfants des écoles vous croiseront sur leur chemin et vous montreront de l'œil et du doigt, nous prierons le Seigneur pour qu'ils aiment leur pays. mi ngi noonu loolu bu ma ko doon wax dama poème la waaw ku mel ne Léopold Sédar Senghor mu mënoon bind lu mel noonu waaw ñu tegal ko am na ñu muy neex am ñu muy naqari waaye man neex na ma parce que dëgg la te yow mi may xool nitu dëgg nga ànd ak Macky nga bañ a ànd ak moom dëgg moom moom la yàlla bëgg quoi sàkk ko voilà lii du luñ ko inventel méritam la moom ko voilà ni ma leen ko waxe woon avant ma leen teg nag tagg gi mooy lii di bëgg ñëw président Macky Sall dinaa la présenté léegi benn waay boo xam ne militaire la
sénégalais koo xam ne yow mii yaay chefam ndax yaay yaay généralam voilà ndax ci armée bi lu bokk am ndogal bu ko dal xawma gis nga xawma gisoo xawma Marème Faye gis na ak fondation parce que li ma doon xasee bërki démb journaliste bële bu jigéen bee nekk TFM di xawma nu mu tuddee sax xawma lan fay xawma nàngam xam nga mooy lii différence wu fondation Servir le Sénégal ak l'état du Sénégal. Marème yàgg na yëngutu ci yu mel nii nit yu am problème yi duñ sax nekk ay militaire ñoo xam ne yow yaa leen yilif excellence sa jabar sa soxna doon na leen jàppale militaire bi bu demee ba am problème bi parce que xam nga am na lu ñuy wax excellence damay wax directement ak président liñ naan buur aayul waaye dakkee ñoo aay mooy sa nit dina am problème bu mel ni yow doo ko yëg sa ay nit yëg ko du ñëw àggale la wax ja moo tax man ci lu tuut la ma amaku si néew ma ne naa ci jéem man miit ndax jàppale militaire boobu vraiment boo déggee histoire am histoire bu triste la sénégalais yi ko dégg ak yi ko war a dégg daañ xam histoire bu triste waaw te liñ naan nit ki boo dee xaritam kii sa xarit da lay wax dëgg ki ànd ak yow day ànd ak yow ci dëgg bu dëgg jotee mu wax la ko loolu tax ma ne ko man dinaa engagé wu jël image yi man dinaa ko teg sama vidéo bi dina ci kenn du ñàkk président Macky Sall bu ko yëgul woon dana ko yëg bu ko déggul woon dana ko dégg sinon Marème Faye Sall moom ca woo muy sa soxna aji Marème danañ ko jàppale ngir yàlla parce que mérité na ko waaw donc bu dee yàlla am na visibilité bu ndaw boo xam ne mayu nañu ko pourquoi pas ñu di ko utiliser ci lu baax loolu moo tax ñu toog fii ñu néew ñu fi di saagante ay ndey di tontonte di wax lu ñaaw di waxante lu ñaaw déedéet yu mel nii moo tax ñu jóg lu mel nii moo tax ñu ne ci réseaux sociaux yi te buñ sañoon réseaux sociaux yu mel nii lay doxee voilà di def loo xam ne dana jariñ benn sénégalais sax bu ko jariñoon def naa am nañ ca buñ ca amul fayu tax ñu waa dox nañ daal li nga xam ne si mooy suñu devoir voilà moo tax excellence benn mooy bii ma la war la woon beneen bi duma la ko woon mooy ñi nga xam ñooy Cité Tobago ñu nekkoon ñu tojoon seen ay kër ñu ne ci France gi ne ci Italie gi nekk fu nekk excellence nga am promesse boo leen defaloon man newoon naa leen Macky Sall moo leen woo ba ca palais ba am na lu mu leen digaloon waa Tobago lay wax ne leen am leen confiance ci président dina lu mu leen promettre dina ko def te je pense que ne doomu rusloo ci loolu am na jéego yu bari yuñ ca dox mais bu ma sañoon toog ñu ne waa Tobago réglé nañ si situation boobu seen kër yi ñu tojoo nag zone bañ jël jox nañ leen feneen dégg naa ne yëngatu nañ ci yëngatu bu bari mais bu ma sañoon dégg ñu ne am na conclusion ba kooku mooy waa Cité Tobago di leen nuyu ñoom ñëpp nga xam ne sonn nañ ci ñii feebar nañ ci am na ñoo xam génn nañ ci sax àdduna am ñoo xam lañ amoon na ku si néew ne ko dañuy ñëw Sénégal di ko def ñàkk nañ ko dafa naa ne Macky Sall waxoon naa di leen taxawu ci loolu te ma nga ci yoon wax am leen patience te xam balaa yàgg président dana àggal lool maa ngi ko koy rappeler waat de nouveau di ko tegal nag ki nga xam ne si mooy militaire bi nga xam ne yàlla teg na ko ndogal bi mu am coono boo xam nekk na ca te jàppale ko kutewul dara waaw état bi waaw yow mi nga xam nag yaay seen chef ñoom noonu mu koy waxee woona la ca woona ca ajaratu Marième Faye Sall dafa naa ne da ngeen ko jàppale boo leen ko jotul woon dinaa jël sama vidéo bi jàllale ko xëy na mu jaar jóge ci man mi àgg ci yéen ba boo ngeen ko jàppalee ngir yàlla defal ngeen ko yàlla mbaax gi ngeen xam bañ leen xame woon mbaax gi ngeen doon dox te Sénégalais dëgg yi gëm leen ca loolu dafa naa du ngeen trahir loolu ci vidéo bi laa leen tàggoo di leen ziar yéen ñëpp di leen nuyu di leen wax ngeen bindu ci chaîne bi Khadim Gueye TV la tudd voilà li ma fi soxla mooy nit ñoo xam nañu dégg dëgg soxla mu fi ay saagakat soxla mu fi kenn képp ku fi saaga nee naa doo siiw ci sama chaîne bi ndax kenn du gis la ngay wax kenn du ko dégg lu dul bloqué la signalé la waaw
su lu may wax neexu la ci Macky Sall àndoog Macky Sall demal ca ña contre Macky Sall nga seetaan seen ay chaîne bul nekk fi di ma tooñ wala ngay tooñ sama ay followers wala dara loolu daal def naa lu simple yoonu jàmm nag dafa gën yoonu ay man nag ci yoonu jàmm lay dox ci lu baax lay dox ci lu baax lay wax kum neex baax na kum naqari wutuma la bul ma wër jeex na peace and love guys Khadim Gueye TV la tudd fan la Khadim teg xam nga fan la fii la ba ci fan yi incha allah rabbi nekk leen ci jàmm jërë ngeen jëf. ba nga xam ne sax armée dañ ñu koy tooñee maanaam militaire Sëñ Fallou wala militaire ma Pati doomu Sëñ Fallou duma ko fàtte moom wala militaire ma Fatima ak ba ca xaar yàlla maa ngi nuyu Sëñ Abou Mbacké di nuyu Sëñ Abdou Karim ñoom ñi nga xam ne tey ñoom laa sasu di nuyu nag sama jabar ji nga xam ne tey taalibe Cheikh la di nuyu wasileem di nuyu képp koo xam ne si njaboot Sëñ Abdou Malick si nga bokk maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax. jërëjëf Cheikh nga nekk militaire bokk dem armée depuis boobu ak léegi def na fukki at yàlla def ne si mission nga nekkoon yàlla wàccee ndogal ci yow nga am fa tolof ba léegi mënatoo dem mënatoo dikki comme sa promotionnaire yu bëri niñ koy defee mën nga ñu déclarer rek ci ndog bi nan la dalee. waaw ndog baa ngi ñu dalee daaw mooy bi ñu veyu Magal Touba isaan fekk ñu ngi jógee beski ay Bandiagara foog naa ku nekk Sénégal war nga xam ay Bandiagara côté yooyu lañ defoon bi magal gi jege see xam naa bés mu desee benn fan ñaari fan lañ ñib si biñ ñëwee suba la màggal suba boobu la guddi googu laa daanu presque ay minuit quelque laa daanu am ay fracture si los bi ay fracture yu bëri maanaam dem naa sax ba ñu mel ni 6 fracture la laalale vertébré bi depuis loolu ba tey maa ngi tëdd muy presque at principal 5 mois laa fa def 5 mois yu metti ndax 5 mois yi dama toog principal gisuma ku ma defal rajo gisuma ku ma defal dara garab ñu ma doon bindal principal ba ma tëddee ba tey moom la ñuy continuer di ma bindal mu nekk lu metti des fois sax samay promotionnaire dañu fay ñëw seet si mais balaa ñuy dem damay jooy ba du ma mënati mu nekk lu metti ndax li may daj fii maag yàlla rek ko xam amul mbindeef bu ko xam ne xam na ko mais nag yàlla bool na mag jabar joo xam ne bàyyiwuma benn yoon depuis daaw ba tey moo ngi nii moo si jàpp si sang gis nga man mat la anti escar gi ngeen gis nii ci lay sango ci lay suturaloo ci lay defee sama lekk ci lay defee dara man mii di wax ak yow tey boo ñëppati woon yaram bi amul lu ma ci yaram bi yëpp commencé doon dee. état bu Sénégal ñu ngi taxawu ci sa wér-gu-yaram ndax ñu ngi lay nemmeeku ndax ko nga xamante ni dafa demoon mission ba ndog dal ko waroon nañ la mën a taxaw benn taxawaay bi. état Sénégal depuis bu ma feebaree ba tey li ñuy wax armée ma feebaree ba tey à part ba ma nekkee hôpital ay quelques officiers ñoo fa doon jóg di demeeku ba ma génnee fii ba tey sama njaboot ma bàyyi ma fen ndax ku nekk ak sa bàmmeel te man dara jaral ma may fen ndax du ma feebar ba heure bii te du lu mel ni at naa toll moment boo xam ne du ma xam sax damay mel ni kuy déliré ndax sama yaram du ma xam sax lu ci nekk ndax moom ma laajee lan moo lay métti du ma mun a wax lan moo lay métti ndax ki yëgul yaramam. mbokk yi yéen a ko gis mënatul sax te li nga xamante ni moom ay rongoñam ndax ku nekk sous les drapeaux di taxawal réewam fépp ci àdduna ba ndog dal ko jàpp nañ ne liñ ci war a def rek mooy taxawu ko ba nga xamante ni dina retrouver waat wér-gu-yaramam waaw Cheikh Ndiaye mi nga xamante ni moom militaire la bokk ci armée de l'air nekk militaire depuis 2010 ba léegi def na at bi nga xamante ni ndog mi wàcc na ci kawam ba léegi mu bàyyi ko rek mu continuer ak mbokk yi nga xamante ni ñoo koy suuf ngir ngeen gën a xam li nga xamante ni moom la bëgg sëñ Cheikh mën nga ñu dikkal rek ci lan nga bëgg ci taxawaay bi nga xamante ni état bu Sénégal war na ko def ci yow ba nga retrouver waat sa wér-gu-yaram.
man li may ñaan mooy bi nga moom li ñuy wax comme le président de la république mooy le premier homme bu ñuy wax ko armée tey élément waru mun a tëdd nii at feebare nii yëgu ko kon maanaam bu ko yëgul am ñoo xam ne yëguluñ ko ndax fii laa toog 16 bu ma tëdd sax aw ma ko 16 bii le 28 juillet la ñëw le 28 juillet bi passé la am ku ma seet si ma suñu kër benn officier da ko jënd quelques jours plus tard la ñëw depuis ba ma feebaree ba 28 juillet bi passé 16 jours lant moo toog sax mënu ma ko am lii médical dama ko santaane ba ma sonn ordonnance bi ba pare sama jabar na leen ko jox dañ ma ko mujj a delloo loo xam ne mënu ma ko am si tey nii laay ndekkee tey damay lekk li may lekk fii lay càng ndax aw ma lu ko yëkkatee. principal hôpital la bu nga xamante ni ay officiers ñoo ko yor ak yooyu ndax ñoom biñ lay génne amul lan luñ la bindaloon nga xamante ni day permettre ñu defal la suivi. man may génn principal presque ñoom presque xaw ma dañ ma nax xaw ma maa ak sama jabar ñoo xëy benn ngoon ne ko da ngeen di génn ma ne bu ñu génnee kër gi kan moo ñu yor kii sama jabar may génn si kër gi am naa góom boo xam ne principal ba tey laa ko jëlee maanaam am na wax joo xam ne nag maanaam rafetul mais sama taat yi ñaari xoto taat yi la jël ba maanaam fi ngay commencé ndigg ci yax bi depuis daaw laa wax ba tey sama jabar ji ñoo ko fay parce que liñ ci faj ci góom bi nit mënu xam ñaata la ci alal man li ma jënd ci ordonnance mënu ma xam ñaata la ay ordonnance 1 million quelques mille bind lañ ma ko gisuma officier boo xam ne wala benn généraux boo xam ne jàpp na ci ndax ñoom damaa jàpp ne ñoom ñi nekk ci kaw ñoom jàppaluñu ci suuf ndax buñ jàppaluñu ci suuf dañuy ges ñu ci suuf mais ñoom ci kaw rek la ñuy viser ndax ñoom dañuy xool ndax ñoom seen bopp rek lañ fi nekk luñ fi kenn dama jàpp ne koo xam ne nag nit koo xam ne tey ak yëleef rek la doon xeex maanaam ak sa yëleef ak yëleef male nu mu tàngee dañ doon toog heure yoo xam ne duñ am sax ndox buñ naan dëkk yi ñu dem mënu ma la ko konteel dañ doon jóge fi ñu ma bankaas lañ nekkoon dañ doon jóge fi ñu nekk c'est vrai dañ doon jóge foofu dem ba bañang ba frontière Burkina Faso lu ne daj nañ ko man sama doom sama ginnaaw lañ ko tuddee xaw ma ko sax xamul sax kuy papam mu ngi noonu xamul sax kuy papam lu ne daj naa ko mais maanaam le minimum kii bu ma daanoo nii war ñu ma mën a seetaane nii te man maa ngi ñaan le président de la république son excellence ak Marème Faye Sall dem naa ba ñaan sama jabar ngi nii dem naa ba ñaan fondation Marème Faye Sall pour ñu jàppale ma ba ma woowee benn officier mu ne ma teg ko suuf ndax bëgg ñu ma jàppale ku feebar kay dem ba fondation Marème Faye Sall kooku bëgg na ku ko jàppale. au-delà de ñi nga xamante ne nag état bi am na ay bonne volonté yu nga xamante ni ñu ngi ci réew mi ñoom tamit man di def ay ndimbal ci ñi nga xamante ni dañu nekk ci ay tolof ndax ñooñu it yaa ngi leen di dalaloo. man ma nekk fii ba tey man dafa mel ni nit koo xam ne rek maa ngi jégalu man ndeysaan am naa ay mbokk mais dëkk bi dafa demee nga xam ne ku amul ay mbokk yoo xam ne ñu ngi ci kaw mënoo am ci kaw mais bu ma amoon ku ma tàllal loxo naa ko tàllal loxo ndax man leen rek laa bëgg li wér gu yaram soxlawu ma leneen wér gu yaram rek laa soxla képp ku ma ci mën a jàppale di ko jëlee nag si sëñ Mountakha Bassir ba suuf képp ku ma mën a jàppale muy taalibe muy ku ma mën a jàppale dama jàpp rek te. jërëjëf Cheikh Ndiaye mbokk yi yéen a ko gisandoo gis ngeen ko mu nekk taalibe nekk ak murit sadi xit di talal loxo képp ku nga xamante ni murit nga def si sa astuut ngir mu mën a retrouver waat wér-gu-yaramam di talal loxo également ki nga xamante ni moom mooy le président de la république di le président Macky Sall mi nga xamante ni moom mooy ki jiitu ci armée bi parce que moom mooy noom ci poste bi nga xamante ni moo ko neex bu civil ak bu militaire te ñi nga xamante ni ñoo nekk généraux yëpp moom moo leen nommé donc mu war a mën a am benn taxawaay bi nga xamante ni ki nga xamante ni moom moo nekk sous les drapeaux doon liggéeyal ab réewam ba ndok dal ko moom muy talal loxo ngir mu retrouver waate wér-gu-yaramam Cheikh dañ lay bàyyi rek nga tàggoog ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan ginnaaw bi nga leen nuyoo. yéen ñii ñëw fi nii aw ma seen sant ndax tey lii nii man mënu ma leen sant ndax ma ko xaw ma sama sant ak sama sant fan lay yem ndax maa ngi leen di sant di leen gërëm
yéen ñi ñëw fii maa ngi leen sant di leen gërëm ndax tey lii yombul ngeen bàyyi lépp ñëw fii maa ngi leen sant bu baax a baax di leen ñaanal lii ngeen xam ne si li ngeen tumb yàlla yóbbu leen foo xam ne waxuma la àdduna gi sax mais yéenay teg loxo ci àdduna gi yàlla na ko yàlla def yàlla nañ leen dégg foo xam ne balaa ñuy xool kenn yéen la ñuy njëkk a xool yéen ñi ñëw fii yàlla sàmm ndax man mii si feebar gi laa xamee ne lu waaye am ci àdduna to amoo jàmm amoo dara ndax naa toll si jàmm si diggante goo xam ne li yàlla xam rek day na ndax mun naa dem toilette sama kaw ba mu fees mun ma xam mun ngaa saw sa kaw ba mu fees xamoo ci dara fi mu nekk ni xaw ma. ku baax mbaa xam nga ni coronavirus bii nekk sunu biir réew faat na lu ëpp 2 junni doomu aadama ci àdduna bi virus baa ngi law sunu biir dëkk te kenn mënu ko teg bët bokk na ci lu koy taxalaw lu mel ni joxe loxo sëqët buy wàlle jëfandikoo luy wàlle virus bii di corona ci mbedd mi rekk nga ko mën a foree dugal ko si biir kër kon toogal sa kër ngir feebar bii bañ a law